rahmatullahi taala alayhi wa barakatuh mbokki askan wi di seetaan seen télévision Al Mauritania ñu ngi leen di jaajëfal di leen ziar ci réew mi di ziar mbokk yëpp kilifa diine yi kilifa aada yi jox leen cër bu baax a baax di leen nuyu waaye itam di leen masawu coono ndax jamono fu mu toll di souhaiter ñëpp fa tabarakallahu bonne heureuse année 2021 atum ñaari junne ak ñaar fukk ak benn yàlla na doon atum ngëneel ci mbokk yëpp fa tabarakallahu ci réew yëpp rawatina ak ci àddina bi yëpp ñu ngi leen di ziyaara di ñaanal way làqu yi buur bi yàlla xaar leen ca aljana yu gën a kawe bi jaayal Mustafa al Karim Seydina Muhammad aji feebar yi ñu ngi leen di ñaanal buur bi yàlla tappe li nga xam ni seen bopp ngeen dellu seen njaboot bi jaayal Mustafa al Karim Seydina Muhammad seen émission pencum askan wi àllarba bu jot fukk ak benn waxtu jàpp fukk ak ñaar seen xarit seen am di jàmm seen naataango Ibrahima Idrissa Wade di jukki rek ànd ak mbokki réew mi di góor di jigéen di xale itam di mag di ànd ak ñoom ci réew mi fa tabaarakallah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di nuyu mbokk yi ci réew mi yëpp acteurs yi la société civile ko jub langu politique gi fa tabarakallahu di ñaan jàmm ci réew mi waaye atum 2021 bu am solo tey nag mbokk yi seen xarit Ibrahima Idriss ci télévision Al Mauritania seen émission pencum askan wi teg loxo nag ñoo xam ni ñu am solo lañu ci réew mi li ñuy kuréel bi ñuy wooyee syndicat national des enseignants du privé école privée yi xam ngeen nu ñu taxawee ci réew mi am nañ fi solo naam amuñu fi solo incha allahu rabbi dinañ ci dikk ak ñoom bu ko defee may dalal tey jii ku ñuy wax Moustapha Mohamed di secrétaire généralu syndicat bi fa tabarakallahu di ko ziar ak ki ñuy wax madame Aïssatou Abdourahmane Cissé di trésorière bi mbokk yi noonu la ñuy àndee jukki waxtaan wi jëm ci wàllu Covid 19 fa tabarakallahu waaye taxawalu syndicat bi ak li nga xam ne yëpp moo nekk ci biir incha allahu rabbi mbokk yi am di jàmm yi ñu ngi nuyu ñëpp fa tabarakallahu su ko defee ma ni Moustapha Mohamed bismillah ci télévision Al Mauritania asalaamaaleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam wa rahmatullah Serigne Idrissa Wade ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di nuyu télévision Mauritanie di nuyu askan bi yëpp di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ci réew bi di nuyu itamit enseignants yëpp jàngalekat yi fépp fu ñu mën a doon ci biir réew mi donc man nag maay secrétaire général bu syndicat national des enseignants du privé voilà incha allah daañu jukki waxtaan bi incha allah fa tabarakallahu ñi ngi ziar soxna si bu baax a baax Aïssatou Abdourahmane Cissé sant bi moo xaw doy waar daal tey yaakaar naa ni Wade yeeg Cissé Cissé yi dañuy bëri ñun jox la nga nuyu mbokk yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu askan bi di nuyu Mauritanie yëpp ñi ñuy seetaan ñu doon seetaan ñëpp daal képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog sa télévision nationale heure bi ñu ngi lay nuyu di la delloo njukkal. fa tabarakallahu dégg ngeen soxna si Cissé di ko ziar bu baax a baax jox leen cër aju soxna yi réew mi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax tey nag kiñ fi toogal aju soxna fa tabarakallahu am na lu bare dinañ ko jàngat ci moom di ko sante yàlla xol dafay jóg fa tabarakallahu monsieur le secrétaire général Mohamed ñu nekk ci instant Covid mu tar doy waar bu ñuy jukki kaa yi ak nombre de décès yi fi réew mi toll dafay doy waar trop mu laaj nag taxawaayu askan wi ànd ak li nga xam ni mooy l'état son gouvernement ak kuréel wi nga xam ni moo yore aji feebar yi du le ministère de la santé bu ñuy taxawal tey situation Covid 19 ci réew mi lan nga may wax monsieur le secrétaire général. xam nga tey jii situation pandémie bi tey jii maanaam feebar bi dafa doy waar te boo xoolee dafa lëmbi àddina bi ba pare fii nag suñu réew bi boo xoolee tey jii démb rek ñi ngi toll ci téeméer ak juróom-benni cas yu bees mu doon lu doy waar. ndax waxuñu benn waxuñu ñaar mais téeméer la ñu wax na tey jii ba pare mu am juróom-ñaar ñoo xamante ñoo si ñàkk seen bakkan mu doon lu doy waar ndax benn bakkan rek dafa doy waxuma la lu ëpp benn bakkan
boo xoolee tey jii depuis feebar bi mu fi duggee ba léegi. ñu ngi toll si junni ak ñeenti maanaam fukki junni. ak ñeent fukk ak lu ak topp ñeenti junni. lu topp ci ay cas tey fii ak lu toll si ñetti téeméer ak lu topp ci ñi nga xam dañoo ñàkk seen bakkan mu doon doy waar kon naka la ñu war a mën a taxawee mooy lan mooy que ni li nga xamante ni nguur gi teg na ko ci ay jumtukaay ci li nga xam ne la ñu war a comporté woo pour feebar bi mën fi jóg loolu dañ ko war a saxoo sàmmoo ko mooy lan mooy que ni ñuy takk suñuy masque saa su ne fépp fu ñu mën a dem ñu takk suñuy masque ñu respecté maanaam distance bi nga xamante ni moom ngay war a am ak sa morom itamit ñuy utiliser gel suñ ko mënee wala ñuy raxasu ak saabu suñu loxo yi itamit képp koo xam ne da ngay saqat wala ngay tësooli nga jël sa kudd bi daal ci saqat yaakaar naa ni moo ëpp solo bu ñu ko defee yaakaar naa ni lu bëri dana wàññeeku insha allah insha allahu rabbi fa tabarakallahu xam nga sax buñ ne syndicat syndicat dafa mel ni li nga xam ni dafay aar liggéeykat bi ak béréb bu mu mën a nekk mu mel ni su xeex yi dikkee ñuy xeex mbas par exemple introduction bi seen pouvoir ak seen jëflante ak école yi ndax prévoir ngeen geste barrière yi nga cité ak comportement yi au niveau des écoles lu am solo tey jii nga wax da nga soulever lu am solo mooy que ni gis nga école yi dafa nekk béréb yoo xamante ni ñoo war a gën a mën a xeex mbas mi ci lan mooy que ni xale yi di ñëw ñoo gën a neex jàngal ka mag ñi ñoom la ñu war a dugal seen bopp ni leen nii la ñu war a def pour mën a xeex mbas mi buñ ko defee man yaakaar naa ni sax mën nañu jàng ci anam yu sell xale yi ku nekk ñu jéem a jëmbat ci moom maanaam comportement yi ma war a am tey jii pour mën a xeex Covid bi ndax xale moo gën a neex jàngal te loolu aussi buñ ko taxawalee le retour à l'école war na mun possible bien sûr war na mën a possible dès le 11 war na mën a possible ñu bu ko defee ñun en tant que syndicat daañu bokk ci sensibilisation boo xamante ni artu askan bi artu bépp fépp foo xamante ni école mi ngi fi ci Mauritanie ñun leen nii la ñu war a def jàngal leen bokk na bokk ci programme yi maanaam lu ñuy woowee éducation civique ñu mën a jàngal xale yi nan la ñu mën a def tey jii pour mën a aar seen bopp nga xamante ni école yi daañu mën a continuer di jàng éternellement ba pare bokk ci xeex mbas mi voilà la propriété des écoles répond au combat contre la Covid-19 soxna si tey bu ñuy wax ci ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaari waay làqu ñi nga xam ni ay décès la dañu génn àddina nan ngay ban réaction ngay am par rapport à la Covid-19 waaw monsieur Wade réaction bu may am par rapport à la Covid-19 surtout boo waxee ñett téeméer ak lu topp ci waay la kooku jar na tiit kooku daf ñuy xamal ni mbas bi lu nekk ci réew mi lu ñu war a moytu la surtout ñun jigéen ñun ñooy nekk ci tuur yi ñooy nekk ci ngénte yi ñooy nekk ci mariage yi góor moom day ñëw rek dem jàq takk dem ñibbi ñu ñoo fa nekk ci xumbal bi nekk ci dajaloo kon appel bi may lancé li may wax sama mbokk jigéen ñi dañu jéem a toog suñuy biir kër respecté li nga xamante ne moom la fi ministère de l'éducation te ministère de la santé teg ministère bi nga xam ne mooy yëggatu ci wàllu wér-gu-yaram mooy geste barrière yi takk suñuy masque jéem a toppatoo njaboot bi ñuy raxas loxo yi ku ciy sëqat nga jéem a sëqat ci sa kudd loxo bu loolu weesoo ñu bàyyi jaxasoo bi da nga gis ni jigéen ñi ñooy créer jaxasoo parce que yaa ngi leen di alerter léegi li ma gis mooy jigéen ñi ñooy créer jaxasoo bi bokk bari na ci ay jigéen yoo xamante ne bàyyiwuñu tuur yi ñu ngi dajaloo ba tey ci tuur yi bari na ci ay jigéen yoo xam ne bu mariage amee ñoo fay jiitu bu ngénte amee ñoo fay jiitu marché bi tamit ñun jigéen ñi ñoo fa nekk da ngay tasanteeg ay jigéen yoo xam ne ci biir marché bi vraiment yaa ngi bàyyi njaboot sa biir kër nga war a mën a takk sa masque dem marché bu mënul ñàkk nga takk sa masque moytu lu bari mais marché bi jigéen ñi rek nga fay fekk te kenn takku ci masque muy ñiy jaay dafa doy waar kooku du doy waar la kooku du dindi feebar ci réew il faut que ñu jàppalante ku nekk taxawaay am na loo xam ne nguur gi kese mënu koo def ñun ñëpp ku nekk am na lañ la nguur gi sas wala li la
sa civilité sax nga xam ne yow mii doomu réew mi da nga bokk ci réew mi da nga war a xeex lii pour mu jóg fii effectivement le combat incombe à tout le monde pour chaque citoyen la fa tabarakallahu xam nga boo tëjee marché tëj marché ni marché yi nit ñi faaw ñu xéewlu donc commerçant yi combat la ci commerçant yi ak mbokk yi nga xam ni comme ni mu ko waxee ñoom ñooy jógee bàyyeekoo ci kër yi di dem ci marché yi les comportements sont partagés yow boo defaree sa comportement rek yaa ngi dimbali sa morom yaa ngi koy dimbali et que la préservation et l'insistance sur ces gestes barrières dafa nekk loo xam ni c'est des questions partagées amul rus comme sa mbokk ñëw nuyu la yéen a bokk ndey ak baay nga ni ko non du ma la nuyu wala nga rus ba jox ko sa loxo boobu je pense que rus nit warul mën tax cette propagation là muy laal nit ñi te nañu leer ni monsieur le secrétaire général que la Covid-19 mi ngi def lu dara jarul ci àddina bi te boo xefee am na boo xoolee OMS par exemple déclaration bu ñu génnee 2021 dañ ni acquis yi nga xam ni am nañ ko dans le combat de la Covid-19 en 2021 nu ñu préserver acquis yooyu parce que am na lu mu wàññi am na lu mu wàññi lu bare donc ñuy rafetlu mbokki réew mi ndaxte cette deuxième vague vraiment am na ci la majeure partie yi nga xam ni dëkk réew mi foo dox ñu ngi takk seen masque fa tabarakallahu ñuy ñaan mu gën a yokk car la Covid-19 est très dangereuse kenn dootu ko laam-laami fa tabarakallah di massawu mbokk yi mu dal président damay génni duggaat après ci Covid-19 ndax am na solo trop mooy lu ñu fi tax a toog boo ko xoolee mais boo nee syndicat national des écoles des enseignants du privé laal nga école privée yi mais naka ngeen def ba kuréel wi taxaw ak lan ngeen ci jublu dëgg la jërëjëf Wade mu nekkoon na combat bu tar parce que dëgg la ay ati at lu ëpp ñaar fukki at 20 ans ci ginnaaw ñu ngi doon sonn di jànkantoog ay problèmes yoo xamante ni kenn xamul fu ñu koy waxee mais bi Covid bi ñëwee feebar bi ñëw dafa ñu gën a laal ñu toog ay weer ñu toog ay weer lu ëpp juróom-ñaari weer mënuñu sax suñu loxo jotul suñu gannaaw léegi ñu toog ba benn bis ñu xool ñun ñii de en tant que enseignant jàngalekat war nañu am kuréel boo xamante ni war na mën a taxaw pour lu jiir daal dajale enseignants yi ci benn objectif benn mu taxaw aussi pour xeex droit enseignants yi aussi si ñu xaatee ñun suñu biir day taxawal lu ñuy woowee amicale des enseignants du privé ñëwoon nañu fii ba wax ka fi bi ñu jógee foofu ñuy jóg ak daanu dégg lu nekk nag waaw dégg lu nekk ndax borom école yi amul lu ñu waxul ak xeex jaar nañu fu nekk pour xeex ñu pour kuréel boobu bañ a taxaw waaye Mauritanie nekk état de droit léegi fu ñu toll nii waaw lu maanaam lu toll si ñaari weer te bu njëkk da nga kaan am ci ay ñaari at pour nga am sa kayit mais ñuy jóg ak daanu ñu alhamdulilah ñu fekk fa ci au niveau du parquet au niveau du ci wilaya bi au niveau de l'inspection ay nit yu disponible dimbali ñu ba tey jii yàlla def suñu syndicat bi taxaw doon syndicat national des enseignants du privé ñu moomal ko suñu bopp ñun enseignants yi mu nekk loo xamante ni fierté la nekk loo xamante ni aussi première victoire la si ñun donc bi ñu demee wax dëgg yàlla kii da may ma wane ko kii mooy la lettre du procureur bi nga xamante ni tey jii moom procureur bi moo ko signé la lettre de reconnaissance du procureur bii boo jëlee bi mooy récépissé d'enregistrement bu suñu syndicat national des enseignants du privé moo nekk nii kii mooy récépissé bi donc muy récépissé numéro 04 2020 ñu ko jox ci 24 le 24 12e mois 2020 lañ ñu ko jox donc ñu koy sant yàlla bu baax a baax mu doonoon ay jéego yoo xamante ni yu am solo waaye tamit amoon na ay rëq-rëq ndax amuñu woon moyens yi mais alhamdulilah mais SG bala mooy ñëw ci madame la trésorière ndax koppar yi aussi am na solo à côté am na yoo xam ni dinañ ci jaar lu ma jaaxal kay mooy léegi jigéen la ñu gën wóolu dénk koppar loolu maa ngi koy rafetlu fa tabarakallah mais secrétaire général naka la ñuy différencier enseignant privé ak enseignant
du public parce que jonction bi dafa doy waar il n'est pas dit je pense à mon avis que boo nekkee enseignant au public doo dem privé xam nga loolu je ne pense pas que loolu moo am mais naka ngeen di saytoo ñi laal ci kuréel bi donte ne enseignant des écoles privées ngeen wax. xam nga dañ ni enseignant des écoles privées xam nga d'abord yoon mayul enseignant privé di bokk ci kuréelu enseignant public yoon itamit mayul enseignant public di bokk ci kuréelu loolu laa bëgg mu leer enseignant privé kooku dafay leer maanaam public bi ñoom seen kuréelu bopp lañu privé bi aussi seen kuréelu bopp la ñépp ñoo xamante ni dañoo bokk ci syndicat bi ci wàllu privé la ñu nekk maanaam ay enseignant du privé bokkuñu ci public bi maanaam amuñu benn relation ak public bi donc ñoom privé la ñu nekk secteur privé la ñu nekk ñoom ñoo bokk ci kii bi ci kuréel bi voilà fa tabarakallah donc mbokk yi leer na ci fànn woowu ma ñëw ci soxna si Aysatu fa tabarakallahu maa ngi lay ziyaara xam nga kuréel bu juddoo mu nekk kuréel bi nga xam ni ëmb na laal na région yu bare ci réew mi fi ñu toll waaw ngeen war taxaw ci wutum koppar ak Covid 19 nu mu taxawee yan xalaat ngeen am pour mën ci génn parce que pour ngeen fonctionner il faut à côté su dee matériel beneen côté bi tamit li ci gën a am solo mooy les finances naka ngeen di def ban vision ngeen ci am. waaw vision bi ñu am mooy kuréel bi balaa moo nekk syndicat dafa nekkoon amical. mu nekk amical boo xamante ne yenn ci nit ay xalaat bokk na ci secrétaire général bi. bu Covid bi ñëwee bokk na ci ñi njëkk a xalaat ni. war nañoo jóg taxawal dara. en tant que jàngalekatu école privée. xalaatam bu njëkk mooy réunir enseignants yi. ci man mi ci la ma woo contacté ma. woo sama morom woo keneen. suñu première réunion bu ñu njëkk a tenir. boobu ñu ngi ci ay difficultés. waaye dañoo ne amical mënul dem. parce que amical la ñu woon avant syndicat. am nañ ay yëngu-yëngu yu ñu war a def. ku nekk li nga am nga teg ko ci taabal bi. ku nekk li nga am waaw volontairement nga teg ko ci taabal bi. ñu boole ko commencé def suñuy démarche ba yàlla may ñu tey jii ci réseaux sociaux yi parce que léegi tey ni combat mën na nekk ci réseaux sociaux yi ñu ubbi suñu ay groupe ci WhatsApp ubbi suñuy groupe ci Telegram lancé ay appel képp koo xam ne yaa ngi jàngale di yëngu ci privé nga dugg ci biir groupe yooyu ñuy sottante ay xalaat ba tey jii mu nekk syndicat bi am nañ ay carte yi dañ koy jaay pour nga dugg ci biir syndicat bi xam ne yow mii membre nga bokk nga ci il faut que nga jënd carte yi ñu ngi koy jaayee junni il faut aussi chaque mois nga adhéré juróomi téeméer ci ancien monnaie cotisation waaw chaque weer il faut que loolu génn lii mooy source yi nga xamante ne commencé nañ koo xalaat pour am tuuti koppar yu mën a yóbbu suñu syndicat ci kanam incha allah bu ci yàlla mottali bi jaayal Moustapha al Karim mais nga bokk ci biir kuréelu syndicat bi ban njëriñ la amal enseignant bi d'abord comme moom ni mu ko waxee maanaam source yi nga xamante tey jii la syndicat bi mën a dundee pour mën a am siège pour mën a am lu nekk mooy que ni déjà carte d'adhésion yi maanaam loolu mooy firnde que ni yow mii si ñun nga bokk ba pare chaque mois lu ñuy woowee cotisation mu nekk ci organisation yu nekk yoo xam ne dana mën a def contenir suñuy frais ak suñuy déplacement ak lépp loo xamante ni dañ ko bëgg a def comme activité voilà léegi pour dellu ci sa question bi tey jii bokk ci syndicat professionnel bu enseignant du privé yi day tax tey jii nga mën a laaj sa droit dana tax boo amee problème boo amee jafe-jafe ak sa employeur maanaam ki lay liggéeyloo ñun dañ la mën a assister taxaw la ba li nga xamante ni moom la yoon jox nga jël ko itamit bis buñ la dàqee abusivement aussi ñu dàq la ci nga xam nga teguñu ko fenn ñun daañu la assister dem ci inspection du travail porter fa plainte incha allah say droit ñu jox la ko voilà say droit ñu jox la ko kon maanaam syndicat dafa nekk fii pour lan pour assister enseignants yi dimbali leen ñu xeex tey jii ba lépp loo xamante képp koo xam ne liggéeykat war na ko am rek lépp loo xamante liggéeykat war na ko am ñu jox ko mooy que ni tey jii enseignants yi dafa am droit am un contrat de travail enseignants yi dafa am droit
am bulletin de salaire. enseignant bi dafa am droit ñu assurer que au niveau de la caisse de sécurité sociale. aussi la CNAM. ci école privée. tey jii. ah mais loolu soxna si SG mbaa nekkoon parce que boo jëlee contexte école privée yi ah dafa doy waar bare na coow yoo xam ni mi ngi ci si seen nekkin ak seen taxawaay surtout relation élèves parents école privée ak yooyu contexte. loolu xam nga lan moo ci gën a. xam nga li ma lay wax mooy que ni. tey jii gis nga école yi dañu war a nekk en règle. en règle la ñu war a doon. parce que tey jii bu fekkente ni. effectivement fekkente da nga ubbi sa société. c'est une lourde responsabilité. parce que fekkente en tant que école. nga ubbi sa société. mu nekk à but lucratif. loolu la ñuy bañ a dégg mais c'est à but lucratif mooy que ni jënd ak jaay la. ah bon waaw. damay ñëw nga demande service. ma rendre le service nga fay ma service boobu. service bi mooy nga dugal sa doom. ma dugal sa doom. jàngal ma sama doom ma fay la. kooku normalement registre commercial la. oui. kooku nag bu nekkee noonu mooy que yow da nga war a. méngoo ko yoon yi nga xamante ni moom la. gouvernement bi teg. boo bëggee sa réew. boo bëggee sa réew. boo bëggee sa réew. ndax tey jii dafa am loo xamante ni nga may ma souligner que. ndax tey jii état du Sénégal comment dire état de la Mauritanie tey jii. état bu Mauritanie mi ngi ñàkk ay centaines de millions ci jamono joo xamante ni. tey jii borom école yi. ñi ngi gagné ay millions aussi. parce que école yoo xamante du ñu fay impôt. du ñu déclarer seen i enseignants. kooku yaakaar naa état bi li muy ñàkk moo ëpp te tey jii. comme mënoo laaj dara état te fekk joxoo dara état. mënul nekk effectivement mënul nekk. te ana tey jii ci àdduna bi. ban réew nga gis ngay liggéeyloo nit te doo def ak moom contrat amul fenn. amul fenn même fii ci tey ci Mauritanie tey jii enseignement privé tey jii nga gis ni ñuy jël di utiliser doomu aadama yi di utiliser jàngalekat yi di leen def ay chantage tey jii amuñu benn contrat te loolu suñuy loi waxu ko daf ko tere tey jii ban jàngalekat ngay liggéeyloo tey jii doo nga koy fay ay suufu garab di ko fay ci Carrefour yi n'importe comment te kooku mu war a am un bulletin de salaire amul benn enseignant tey jii bu am bulletin de salaire ndawu réew mi te tey jii boo xoolee tey jii boo xoolee école privée ñu ngi toll ci lu toll plus de 700 écoles privées à travers le pays plus de 700 écoles privées et près de 5000 enseignants yoo xamante ni dañuy servir seen réew dañuy servir la Mauritanie tey jii donc yaakaar naa ne tey jii état bi war na mettre pression boo xamante ni ci kaw école privée yi ba tax ñoom ñu méngoo ak yoon maanaam képp koo xamee liggéeykat nga ñu jox la sa àq ak sa yelleef loolu mooy yoon te état bi moo ci war a def pression te nag ñun tey jii dañuy taxaw temm en tant que syndicat national des enseignants du privé daañu lëkkaloo ak état bi nekk un partenaire fiable boo xamante ni daañu def lépp ànd ak état bi main dans la main pour ñu mën a tey jii taxawalaat maanaam setal yoonal école privée yi incha allah. am na solo trop donte ne parents yi aussi ñi nga xam ni ñi ngi yor seen njaboot ci école privée yi aussi dinañ ci gis seen bopp également. parce que kii jàngale boo ko mettre dans de bonnes conditions defe naa ni transmission de savoir de connaissance yi nga xam ni ndongo daara yi ñu ngi koy wut ci école privée yi dinañ ko am fa tabarakallahu am na solo trop monsieur le secrétaire général. bu fekkee création dafa am tey vous êtes reconnu par l'État ñu ngi koy sante yàlla ndax fànn woowu am na solo fan ngeen toll ci réew mi ci kuréel waaw tey jii boo xoolee tey jii maanaam def ni ay jéego maanaam dañoo def ay jéego yu am solo maanaam sax dañoo sauté étape boo xoolee ci kattanu yàlla moo ñu dimbali bu teg aussi mu am volonté enseignants yi aussi ñoom ñu xam ni yàgg nañu souffrir ba léegi ñu ngi doon souffrir depuis indépendance ba léegi ñu ngi souffrir kon taxawal kuréel tey ji dafay yomb ci ñi nga xam dañoo am volonté ndax tey ji bu ñu weesoon Nouakchott Zouérat am nañ fa section syndicale di nuyu au passage tous les enseignants de Zouérat di nuyu monsieur Gningue bi nga xam ne moo ko jiite ñu dem Nouadhibou aussi ñu am fa aussi kuréel aussi section syndicale bi nga xamante ni madame Koumba Mbodj di ko nuyu aussi au passage di nuyu équipe am yëpp moom moo ko jiite donc Atar aussi am nañ fa section Rosso am nañ fa section Bogué am nañ fa section Kayedi avec Sidi Sangot am nañ fa aussi section donc
gis nga mooy que ni maanaam laal nañu réew mi yëpp mu doon loo xam ne am solo mu nekk daal ay junne enseignant tey jii instant dañuy taxaw temm jël seen syndicat boot ko ñu xam ne ñun lii suñu yëf la pour mën a ànd ak suñu nguur gi ànd ak suñu ministère tutelle muy ministre de l'éducation nationale di ko nuyu au passage di ko wax ne ñun tey ji dañoo taxaw ngir jàppale la ci liggéey bi nga xamante ni moom nga bëgg a def mooy lan mooy assainir le secteur privé te loolu ñuy def incha allah incha allahu rabbi parce que loolu bu amee rek ñëpp ci gis seen bopp nguur gi enseignants yi mais aussi ñi nga xam ne ñoo moom école privée yi parce que booy dox ci loo xam ni lu tegu ci yoon la defe naa ni féexte dafay daal di installé wu am na man de bu ma séenee ay soxna ci biir syndicat changement de vitesse dafay am par rapport à la démarche des femmes naka la jigéen ñi taxawee non seulement ci biir syndicat bi waaye ci école privée yi soxna si lan nga mu ci wax. waaw xam nga dañoo nekk ci jamono boo xamante ne taxawaayu jigéen dafa am solo. moo xam ci syndicat yi la moo xam ci école privée yi surtout yar. école yar moo fa nekk parce que jàngale ak yar ñooy demandoo munoo wax jàng te munoo wax yar te yar ci jigéen lañ ko gën a rafetloo boo xoolee ci yenn dëkk yi nga xamante ne dañoo développé wu li mel ni jardin d'enfants lu mel ni première année deuxième année ba troisième année duñ ko jox góor jigéen lañ koy jox parce que jigéen bi moo mën a am li mu mën a def ci xale góor mënu ko cee def kon dafa nekk loo xamante ne ñun jigéen dañoo war a xam suñu gëdd xam li nga xamante ne yàlla moo ñu ko may parce que am na loo xam ne mayum yàlla la yàlla moo ko may jigéen jigéen li mu mën a def ci xale góor mënu ko cee def boo xoolee ci biir kër yi góor yi dañuy xëy bàyyi fa jigéen yi même jigéen booy xëy boo wàccee li nga mën a def ci sa doom li nga mën a nekk ak moom li nga ko mën a ñaax góor mënu ko koo ñaax mi ngi ci yeneen kon taxawaay boobu la jigéen di am ci biir syndicat góor kase mënul dem il faut jigéen mottali ko jigéen tamit kase mënul dem il faut góor mottali ko kon dañuy mottalante dañuy ci biir école yi tamit noonu lañ fay taxawee dañuy suñu càmmiñ dañuy mottali ñu nit ñu leen di mottali te am na xale fu muy toll jigéen lay gën a soxla lay gën a jege que góor kon tout tànk yi booy xool ci école yi nga xamante ne macha allah bëgg nañ développement xam nañ lu xew ay jigéen lañ leen di jox lu toll première année deuxième année troisième année jardin d'enfants moom mosoo faa dugg ba gis fa jigéen ba gis fa góor ay jigéen rek nga fay gis kon xale yaram étape la jàng nu mu nekkee étape yaru xale tamit étape la kon jigéen dafay am solo am étape bu xale bi di toll mu assister xale bi pour màggaayam mën a yomb jàngam mën a yomb yaram mën a yomb alhamdulilahi rabbil alamin Aïssatou ngeen dégg noonu maa ngi nuyu au niveau de la réalisation madame Oumou Kerzoum di ko ziar bu baax a baax Mariam Bint Mohamed Khouna al Sout ci wàllu dégg-dégg bi waaye itam ma am El Kawri ci sama caméraman bi ñu ngi koy ziar mais monsieur le secrétaire général première vague deuxième vague coronavirus moo ñu lëjal soxna si lëjal nañu trop mais bu ñuy ramener difficulté yi nga xam ni moo nekkoon ci première vague bi lan nga mooy jukkil waaw gis nga ci première vague bi dafa nekkoon ay difficultés yoo xamante ni yu doy waar surtout ci enseignants yi laay wax enseignants du privé yi parce que dañoo toog lu tolloog juróom-ñaar jëm juróom-ñetti weer yoo xamante ni enseignants yi nekk ay pères de famille yoo xamante ni mootuñu dara seen bopp ñii nga xamante dañu leen génnee seen i kër ndax amatuñu lu ñu fayee seen location ñii mënatuñu lekk ba suur ndax lan boutique bi ñu doon jëlee bor dafa tëj seen carnet wóolootu leen ñii seen courant dañ ko coupé amatuñu lu ñu fayee ñii ndox amatuñu ko ndaxte facture mënatuñu ko fay mu doon doy waar bu ñu créé syndicat bi ñu bëri encore ñu dellu si seen i directeur dàq leen ndax lu tax parce que dañoo syndiqué te ni ñu xam ni loolu doy waar la dañoo xam ni syndicat kooku loi moo ko autorisé képp koo xamante ni ay nit yoo xam dañoo bokk benn bërëb bu ñuy liggéeyee benn secteur am nañoo droit former un syndicat te kenn mënul tere tey jii doomu aadama liggéeykat bi mu syndiqué wu ndax ñoom ñii tey jii ñi bañ ñu syndiqué ñoom ñi nga am seen syndicat ñi nga am seen syndicat des promoteurs kon lu tax te ñoom tey jii ñoom ñu am droit syndiqué bëgg ñu xañ droit boobu ñu xam ñun yoon moo ñu ko may
lu tax beneen bi mooy que ni enseignants yi ñoom tamit dañu war a yeewu yeewu mooy lan mooy que ni man même su ma amul contrat de travail may yoon may na ma am àq ak yelleef kooku sama droit la mooy que ni man soo ma dàqee dinaa dem fu ñuy woowee inspection du travail lépp loo xamante ni luy litige ci wàllu liggéey moom moo ko yor xamul ni am nga contrat wala am contrat mais képp koo xam dañ ko tooñ ci wàllu liggéey demal ci inspection du travail boo demee foofu nga poser sa problème porte plainte say droit di xam sa bopp moo gën ñu wax la ko voilà kon donc dañu war a ñun tamit ñu gëm suñu bopp ñu xam ni ñun ñi ay enseignants lañu ñu xam ne enseignant lañu. non mais enseignant moom vraiment enseignant tey jii boo jëlee garab. reen gi mooy enseignant. ah oui ça c'est sûr. feuilles yi ciy génn mooy yeneen branches yi. ça c'est sûr oui. mais enseignant lépp tey jii dëkk su manqué éducation. léppam yàqu na. waaw fa tabarakallah dëgg la ñu ngi lay ziar. première vague bi metti woon na la. trop waaye nag moo ñuy dooleel. pour que ñu taxawaay bu mat ci deuxième vague bi. lu ñuy waxee nag ma dolli si nii c'est un mal pour un bien pour ñun. c'était un mal pour un bien parce que première vague bi moo tax tey jii ñu taxawal suñu kuréel syndicat bi. effectivement. ci biir 2020 aussi la leen yàlla dimbali ba. dimbali ici ngeen teg 1,5 milliard. koppar bu bari la. waaw dañu jàngat ne fa tawa maa ngi aussi. wax ne jamono yi ci xeex Covid 19 ñi ngi wax ne hôpitalu Néma ñi ngi renforcer seen oxygène yeeg yooyu ak yenn hôpitaux yi ci réew mi di ko jaajëfee le ministère de la santé ndax ñi ngi ci liggéey bi waaw citoyens yi nañu xam ne réew mi fa tabaarakallaahu mbokk yu bare taxaw nañu ci kuréel yi institution yi ñëpp ngi taxaw ci geste barrière yi ngir rek bëgg suñu réew fa tabarakallah waaye koppar bu bare boobu jëm ci école privée yi dégg ngeen ko ak nu mu demee réaction yi. waaw xam nga dañ ni 1,5 milliard la ñu wax mais boo xoolee ak par rapport nombre école privée yi fi nekk ci kii maanaam boo ko xaymaa doonul koppar boo xamante ni rafetlu ngeen ko ci ndimbal loolu rafetlu ngeen ko mais cër bi dafa nekk geste boo xamante ni geste bu rafet la jógee ci gouvernement bi ndax tey ji comme li ma doon wax rek tey gouvernement bu ko neexoon banque yi loxoom ni man jotuma dara ci école privée yi kon du ma leen jox mais deful loolu dafa jël xaalisam dugal ko pour dimbali askan wi. pour yow lan la war jot ci école privée yi tey jii parce que impôt yi école yi dañoo war fay impôt école privée yi du ñu fay impôt non parce que déjà bu fekkente ni yow déclaré woo say enseignants au niveau de la caisse sociale fayuloo UTS fayuloo ko fekkente ni yow registre de commercial fayuloo ko c'est tout mais koppar gi nii ndax du dolli restructuration li ñuy wax yeesalaat loolu lay wax noonu mooy bokk na ci loo xamante ni dana gën a maanaam assainir le milieu du secteur privé. dafa am ay critères yu ñu posé mooy que ni xaalis bi da leen koy jox mais joxuñu ko yow directeur bi joxuñu la ko de joxuñu la ko kii école bi moo ko moom mais lan mooy école bon dañoo dégg dégg nañ ñu ni dafa am ñoo xamante ni yeneen ci bonne école dañuy wax ni dañ ko dégg ñu ni état bi ñoom la ko jox maanaam pour facture rek ak location ma enseignant bokku ci léegi man damay laajte man école sans enseignant mooy lan day doy waa école bu amul ay jàngalekat mooy lan elle n'est plus une école sans enseignant ça devient quoi rien du tout tey bu ñu nee école jàngalekat moo tax ñuy wax école moom mooy joxe le savoir moom mooy éduquer yar xale bi donc tey jii ñoom ñooy ñëkk ñi nga xam ne ñoo war a bénéficier wu ci affaire boobu mooy enseignants yi tey jii te état bi dafa war a mettre la pression dimbaliñ ci loolu mooy ni wax ni ñii c'est pour les enseignants c'est pour la location te man sax kayit yi ma jot man kayit yi ma jot ci ay sources yoo xam ne du ma ko tudd mais kayit yi ma jot mooy ni subvention bi ñoom dañ ko laaj ci ñetti pàcc mooy que ni dañuy wax ni ñun amatuñu lu ñu fayee suñu location état bi ñu leen jox naa leen location xaalis location ngi nii ñu ni amatuñu lu ñuy fayee suñuy facture état bi ñu ni d'accord dinaa leen jox xaalis facture amatuñu lu ñuy fayee suñuy enseignant état bi ñu leen bii donc si ñetti man kayit yi ma jot yi man maanaam subvention bi si ñetti parties lañ ko joxee école bu nekk mooy que ni salaire enseignant yi mooy que ni facture yi mooy que ni location yi mais nag pour ma jot ko damay wax ni enseignants yi nañ ma déglu bu baax lu ma commencé sentir man ci enseignants yi nañ ma déglu bu baax a baax ni xaalis bi tardé wul ci état bi
tardé ci nguur gi de. mi ngi tardé ci borom école privée yi. la tardé naka mooy que lu tax. état bi daf leen jox xaalis mais du nii. da ngeen di am ay compte ci au nom de l' école. pas seen tur yéen. mais compte au nom de l' école mu nekk registre commercial lay nekk. commercial lay nekk. te loolu boo ko déggee mooy lan su boobaa di nga wutal say enseignants ay contrat su boobaa di nga assurer say enseignants au niveau de la CNAM et de la caisse de sécurité sociale. c'est bu boobaa aussi di nga defal say enseignants ay bulletins de salaire. te wax ni aussi loolu seen cahier de charge la bokk. booy dimbali nit da nga koy dimbali légalement. te loolu sax loolu moom suñu wàdd ma yokkoo la ci lenn. booy ubbi école privée yow tey jii. loolu sa cahier de charge la bokk. oui vraiment. sa cahier de charge la bokk mooy que ni. da nga war a defal ay contrat de travail au personnel enseignant. da nga leen war a assurer. da nga leen war a aussi jox ay bulletins de salaire. maanaam seen mboolem àq ak yelleef seen i droit da nga leen ko war a jox. loolu si cahier de charge. directeur bu nekk moom la bokk. loolu lu nguur gi génnee bu la fekkee nga am loolu ci ngay mën a bénéficier wu ci koppar yooyu. daanaka mën naa ni lu toll ci 99,99%. dégg lu ma wax de. dama ni 99,99% des écoles privées amuñu ko. est-ce que. amuñu ko. dégg nga amuñu ko soxna si lan ngay dolli ci. parce que mbir bu doy waar la par rapport à la lutte contre la Covid-19. nguur gi def na cëram waru garam. waaw dimbale na école privée yi mais lan moo ci sa xalaat ngay dolli ci. li ma ciy dolli mooy nguur gi moom wàccoo na ak école privée yi wàccoo na ak école privée yi. parce que def na li mu mën mooy dimbali leen. te nit ki boo koy dimbali da nga koy tegal ay charte loo gis ci àddina dafa am charte. kii day respecté paaram kee tamit respecté paaram. nguur gi li mu wax dafa yomb. ubbi leen ay compte yoo xam ne seen turu école la te loolu mooy yoon. nga ubbi compte boo xam ne sa turu école la. nguur gi lim lay jox mu jox la ko. comme ni ko monsieur Diop waxee. ñetti fanam la. mooy nga fay say facture. nga fay sa location. ci ñi nga xamante ne ci location lañ nekk am na école yoo xam ne ñoom moom seeni bâtiment. nga fay seeni jàngalekat. léegi yow bu fekkente ne da nga bañ loolu. mu wóor la ni kii yow yaa ngi koy liggéeyloo. juróom-ñaari weer fayeekuwul. as tuut li nga koy jox loolu la yaree njabootam. kon yow kooku da nga war a gaawantu pour mun a am lu mu dimbalee njabootam. bu xelam bu dalut. même bu subaa la 11 bi ñu tijjee école yi. jàngalekat bi jóg dem dugg ci école bi jàngale. mais du jàngale ak xel bu dal. parce que amut lu mu bàyyi këram. dafa doy waar. li mu war a joxe du ko joxe nu mu ko war a joxe. parce que këram bàyyiwu fa dépasse. buy expliquer leçon mi ngi xalaat su ma wàccee 1 heure wala su ma wàccee 2 heures lan laa war a jox sama njaboot. kon kooku amatul conscient tranquille man appel bi may lancé ma koy lancé promoteurs yi. ñi nga xam ne ñoom moom seeni école. école mënuñu dem sans ñoom. ñoom mënuñu dem sans ñun. dañuy mottalante. kon charte yi nga xam ne nguur gi moom la fi teg. charte yi da leen di arrangé daf ñuy arrangé. parce que mënoo nekk ci réew day arrangé réew mi mënoo nekk ci réew. te doo respecté charte réew. loolu mënul nekk. réew bi li mu wax yoon la. te ñun ñëpp yoon moo ñu fi teg yoon la ñuy liggéeyal. nit ki booy liggéey am nga ay àq am nga ay wareef. léegi àq yooyu boo ko respecté. cahier de charge bi. contrat de travail da cee bokk. déclarer sa école dafa bokk da cee bokk. fay say impôt daf cee bokk. léegi yow loolu yëpp boo ko bañee. te parent d'élève bu weer bu deewee mu ñëw mu fay la. doo neex dimbali. kon doo neex a dimbali. il faut que yëf yi nguur gi da lay jox yow it nga jox nguur gi. noonu lay demee. waaye nga bëgg kopparu nguur gi te doo respecté. li fi charte bi fi nguur gi teg loolu mënul nekk. loolu wax dëgg yàlla dafa doy waar dafa doy waar. donc la réponse est au promoteur des écoles privées ñu fexe rek fi mu ne nii lii bu ñu ko defee xëy na sax incha allahu rabbi dinañu jàppi ñi nga xam ne ñoo nekk promoteurs yi indi leen ñu waxtaan ak askan wi ndaxte réew mi boo ko xoolee lii moo fi am wax dëgg yàlla xeex Covid 19 mu metti lool mbas mi diggante première vague bi ak deuxième vague bi bare na coow yu ñuy dégg ci yeneen réew nguur gi deful li mu war a def par rapport ak tel waayoo yàlla bu ñu amee nguur bu dem ba génnee lu toll ci koppar ne école privée yi ñoo ko moom war na fa fekk loo xam ni mooy taxawaayu école privée yi ñu neex a
àndandoo fa tabarakallahu SG. te su ma juumul sax c'est la première fois. ñu ngi doog a am. ñu ngi doog a am état di financer école privée di ko subvention di ko dimbali. di leen sant tamit nguur gi. di sant son excellence monsieur le président de la république. di sant aussi ki nga xamante ne moo yore éducation bi. ministre de l'éducation nationale. des finances aussi. et le aussi le directeur de l'enseignement privé. di ko xam ni moom tamit mi ngi commencé ndeysaan di def liggéey boo xam liggéey boo am solo. pour mën a assainir le milieu. dëgg yàlla liggéey bi métti na trop ci moom mais mi ngi jéem def lu nekk. donc may profité sax di lancer appel encore les enseignants du privé. fépp fu enseignant mën a nekk ci réew mi nañu rejoindre le SYNEP. mooy le syndicat national des enseignants du privé. nañ ko rejoindre. ñu dooleel doon benn. insha allahu taala bi ci topp mooy que ni. may aussi ñaan le président de la république. son excellence. monsieur Mohamed Cheikh Ould Ghazouani. mu dimbali ñu daal di ñuy recevoir ñun tamit les enseignants du privé. mu recevoir ñu. ñu mën ko wax suñuy difficulté. wax ko suñuy problème mu saafara ñu ko. ñu ngi ñaan aussi notre ministre tutelle. moom tamit lu mu gën a gaawee. envoyé na ko courrier ça fait maintenant une semaine. mais jotaguñu réponse moom tamit. ak ministre de la fonction publique aussi envoyé nañ ko aussi. même des finances. kuñ ci mën a recevoir aussi mu recevoir ñu. ñu jéem waxtaan ak ñoom incha allah. fa tabarakallah. incha allahu rabbi soxna si ñu déglu la ci pàcc parce que ñu ngi may annoncé ni lu néew ci simili moo ñu dese. say kaddu yu mujj ci Covid 19 ak ci situation yi nga xam ne. waaw samay kaddu yu mujj ci Covid 19 mooy ñu jéem a respecter geste barrière yi. parce que xam naa moom fagaru moo gën faju waaw li olof wax rek fagaroo gën faju kon ñun ñëpp ñu jéem a fagaru surtout sama mbokku jigéen yi ñun ñoo yore xale yi ñoo yore njaboot bi ñu jéem a fagaru waale suñuy njaboot bu loolu passé may lancer appel képp koo xam ne yaa ngi jàngale nekk ci école privée muy góor muy jigéen nga jéem a ñëw bokk ci syndicat national bi parce que syndicat bi kat dina la xamal lan mooy sa droit dina la xamal yow lan mooy say droit parce que bari na ci jàngalekat yoo xam ne tey jii xamuñu seeni droit boo leen fayee ñu jël boo leen dàqee ñu uti leneen te du noonu nit ki munoo koo tooñ dàq ko muy taxawaale di uti leneen amul fu mu yuuxoo loolu ñàkk xam sa droit moo koy indi tey jii boo xamee sa droit xam fi ngay teg sa tànk wala nga ñëw bokk ci syndicat bi dina la gunge xamal la fi nga war a jaar yoon bi nga war a jaar ba am say àq kon maa ngi lancé appel képp koo xam ne yaa ngi jàngale nekk jàngalekatu privé ci biir Mauritanie nga jéem a rejoindre syndicat bi incha allahu rabbi votre syndicat est là dana dolli jàmm ci réew mi dolli jàmm itam ci biir l'école yi ndongo daara yi itam nekk ci péex loolu moo ànd ak xam-xam di wax ne rek soxna si bopp ma ne enseignant bi moom xelam bu dalee rek li muy jàngale day daal di yomb incha allah xale bi day jaar ci yoon kon xel bu dal moo yore lu nekk léegi fu mu nekk nii pour enseignant bi jàngalekat bi xelam dal il faut que mu nekk ci yoonam fa tabarakallah alhamdulilahi rabbil alamin di masawu coono enseignant yëpp yi ci réew mi ngeen nekk public wala ngeen nekk privé la marche est la même c'est dans la même direction l'objectif également ñu nekk ci réew moo xam ni réew mu am solo la ci fànnu njàng ak jàngale fa tabarakallah mbokk yi bu leen fàtte masque yi fu ngeen mën a ne ci réew mi ak lu ngeen di mën di dugg génn ak dugg bu leen fàtte masque yi ngir yàlla fa tabarakallahu ak utiliser les autres gestes barrières ci biir kër yi ak yooyu mbokk yi am di jàmm yi Ibrahima Idrissa Wade ngeen àndaloon ci la télévision El Mauritania ñu amoon mbégte di fi dalal le syndicat national des enseignants du privé nouvellement créé ñi ngi sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ci réew mi suñu tund waalo yi Cheikh Abdel Aziz bu ma demee kër ga damay nuyu soxna si di ko jaajëfal bu baax soxna Khadija nuyu xale yi ñoom Cheikh Mouloud ak yooyu waaye di nuyu mbokk yëpp di leen masawu coono nañu xeex mbas mi bu génnee rek incha allahu rabbi du ñu egg sax février coronavirus daw kon nag na ko ñëpp gëm di ñaanal ñëpp kilifa diine yi kilifa aada yi ànd ci xeex bi waaye takk dari ñu masawu leen coono waaye itam di jaajëfal njiitu réew mi ak les membres du gouvernement le ministère de la santé mbokk yi
am di jàmm yi Ibrahima Idrissa Wade ngeen àndaloon ci seen émission pencum askan wi naan leen rek asalaamualeykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatu mbokk yi ñu dog ak yéen fas yéene dellu si àllarba incha allahu rabbi bi imaanillah jërë ngeen jëf